ñu jàll nag ci suñu dernier point moom nag mi ngi aju ci wàllu héritage ak succession maanaam ci wàllu ndono niñ ko waxee ci njëlbeen oustaz Alioune Mbaye lañ ciy dalal ak madame Kassé di rek Maymouna Mboboté kon nag madame Kassé bi yoon nag moom boo waxulee rek ma xam ni. dina wax boo waxulee rek ma xam léegi nag ñëw nañu ci sa masala. masala. ñëw nañu ci sa masala di nga wax. ay oustaz Samb rek ñu tooñ ak masala. moom bàyyeetul masala bi. dinañ ñëw sa masala léegi. waaw. bu ci toog rek nii. waxal nag jot na nag. voilà Pape kon ñu bàyyi la nga introduire. voilà bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin. maa ngi sant yàlla bi ma woon tey daal. damay tënk rek. parce que l'histoire est tellement compliquée. que su ma nee dama koy jël mu sori rek dafay xaw a gudd daal. tey li ma indi tey mooy jàkkaarloog monsieur président Macky Sall ak juge yi ñu leeral ma benn mbir moo xam ne dama koy dund. sama jëkkër il était médecin à Marseille yàlla def mu ñëw ñu installé wu fii bi ñu installé fii bu def accident de voiture bi muy gaañu mu ma bàyyi avec des enfants mineurs 5 enfants mineurs. avec waaw ak juróom ak benn grossesse de 2 mois ah waaye bi mu gaañoo doomam mi amoon na yeneen doom yoo xam ne ils sont 6 en dehors de mes enfants waaye ku si nekk ak sa yaay la man rek maa si nekk koo xam ne maa jur les 6 enfants léegi nag ambassade bi ñu ma toppee ak grossesse bi ñu xool ne grossesse bi mënul toog fii il fallait que man ma dem en France pour que grossesse bi mën a toog parce que sama vie il était en danger yàlla def waroon naa dem Marseille dew ma Marseille ma jaar Paris sama kër nijaay sama nijaay installé ma Paris pour ma toog foofu pour suivre grossesse bi avec des difficultés mënuma la ko expliquer ma toog fa ba nga xam ne war am naa 7 mois ambassade de France ne ma léegi mënatuñu gérer les 5 enfants mineurs parce que ñi ngi jooy ñi ngi laajte seen yaay te xale yi traumatisé nañu léegi on va couper les billets des enfants xale yi fekk la Paris xale yi mineurs yëpp si lañu ñëw léegi ma nekk si condition bu difficile tubaab bi jàppale ma encadré ma ak xale yi ba ma wasin kon maman boobu nga xam ne maa ngi nekk Paris les héritiers maman boobu la ñu def seen succession ici à Dakar def dossier yi def yoo xam ne si biir dossier bi yore naa dossier yi mi ngi si soo bëggee ma tegal la ko mi ngi nii si biir dossier bi def nañu benn kii boo xam ne si biir ça veut dire que même man su fekkee damay ñëw pour défendre dossier bi ce sera trop tard man naka laa ko xamee que ñoom def nañ seen mbir bi ma wasinee ba nga xam ne am naa maa ngi fi ñëw 2010 sama rakk jox ma benn papier succession ne ma jox nañ ne nee da ngaa signé que yow léegi da nga abandonné yeneen biens yi léegi ça veut dire que Pikine yow yaa ko moom ma xool si dossier succession bi jël numéro avocat bi nga xam ne moo def jugement bi ma jël numéro bi ma téléphoné ne madame Kassé mu ne il a rien à me dire ma ne ko dig ma reçoit ma dem fekk ko ba bureau mu ngi may dégg bi ma ko fekkee foofu ma ne ko yow léegi li nga def ne mu ne ma non parce que dañ ma jox benn papier succession boo xam ne y a tous les héritiers ça veut dire que le papier d'hérédité que tu as signé que tout kon c'est sur ça que je me suis basée pour def jugement ma ne ko kon yow doo avocat bu compétent je suis la dernière femme du monsieur c'est moi qui a les enfants mineurs yow naka nga mën a def jugement yónniwu ma la avocat yónniwu ma la carte d'identité boo xam ne qui égalisé comme man maa joxe accord mu ne moom dañ ko jox papier rek def na jugement. signé wu papier boobu ñu jox. déedéet non moom papier bi ñu ko jox papier d'hérédité bi nga xam ne parce que amoon nañu benn kër bi nekk Marseille boo xam ne dañ ko doon jaay papier d'hérédité bi nga xam ne moo nekk sur le bureau des notaires ñoom moom la ñu utiliser parce que xam nga y a tous les héritiers moom la ñu utiliser pour faire leur jugement 2000 ba tey may topp dossier bi di ko topp lépp loo yaakaar ne mën nañ ko def doomu aadama def nañ ma ko néeg mënuma si woon dugg parce que dinaa jox waxam bi tuuti ndox tey su ma toogee di ko nettali tey yàlla rek laay sant ak yonent bi xaalis bi neex na héritage bi neex na waaye lii la siy def moo raw lépp man suñ ma ko ñaanoon ma jox leen ko soxlawu ma ko waaye liñ ma si def léegi nag dama bëgg a dossier bi nga xam ne laa yore
l'État topp ko ubbi ko xool 2 juges yi nga xam ne ñoo def les jugements nañ ko leeral du ma mën a nekk la dernière femme du monsieur de faire naître 6 enfants de ces monsieur là je rien ñu ne léegi kër gi nga xam ne maa ko man lañ ko jox léegi kër ga jël nañ ko sàcc nañ ko bi nekk Pikine naka laa ko yëgee dama ñëw 2018 ma ñëw ndeke ñoom ñu ngi may surveiller aussi di ma topp ba ma dem ma jékki-jékki nit ñi yaakaar ne man maay tabax ñu photo ko yónnee ma ko j'ai tous les preuves ma au gendarmerie d'Escott ñu ñëw bi ñu ñëwee arrêté travaux yi ki ñu jaay kër gi moo ma def plainte bi ma tegee dossier succession bi li ma sauvé mooy dossier succession bi changé wul c'est le nom du monsieur ba léegi mi ngi nii sama tur nekku si tur kenn nekku si kër Pikine baa ngi noonu ñu ngi koy tabax demaat naa encore même pas 2 mois ma demaat au gendarmerie des ko ñu arrêté encore travaux yi kon man léegi dama bëgg a xam avocat yi seen liggéey lan la avocat bi nga xam ne laa jënoon pour mu défendre ces enfants là et moi kooku tey bu ma toogee fii tey su ma ko bëggee yàq dinaa kaa claquer les doigts ma yàq ko waaye du ma ko def parce que li ma yàlla may la sama gëm-gëm tey moo ma toogloo fii tey on m'a tout fait ma nekk si néeg mënuma sax génn liggéey bu bon bu ne def nañu ko tey su ma toogee sax di jox yàlla moo tax kon tey je m'adresse à Macky Sall dossier bi na ko tegal juge yi bu fekkee man maa nekk si dëgg nañ ma àtte su ma nekkul si dëgg soxlawu ma aujourd'hui je suis fière de mes enfants ils sont à Paris ku si nekk ngi débrouiller dem nañ ba ne ma maman laisse tomber tout ça ñun suñu liggéey doy nañu soxlawuñu lii man leen du ma ko def parce que l'âge de 16 ans là c'est avec cet homme là samay mbokk ak may dégg bu fekkee damay tënk rek na mbokk génn ku ne defandoo la jàmm waaye kenn jàppalewu ma je suis seule avec mes enfants loolu naka la mën a nekkee peut-être tey man maa ngi wax am na koo xam ne fekkee na ko tey xëy na fekkoo ko tey kon dëgg rek laa bëgg ñu àtteel ma dossier bi ñu jox ko juge yi nga xam ne mën nañu ko def avocat yi moom. léegi man am na lu ma bëggoon pour tënk rek ah. yow sa borom kër nu mu tuddoon déjà ki faatu. Badjiri Kassé. waaw Badjiri Kassé. sëy nga ak moom am ngeen juróom-benni leer. waaw fi ñu toll nii gars yi def nañu héritage bi maanaam ndono bi. doon nañ ko def nañ lépp yéen ñu écarté leen joxuñ leen cër. as tuut bañ leen ci cëraloon muy kër bi nekk Pikine boobu nanguwaat nañ ko. donc fi ñu toll nii yow ak say juróom-benni doom amu leen dara ci doon. rien. loolu mooy cas bi nga xamante ni moo posé wu. waaw beneen cas bi muy gaañu sama bagage yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër ga. avocat bi ma demee seeti ko defuñu ko ci biir dossier bi sama oto jëkkër jaay nañ ko defuñu ko ci biir kër gi ci biir dossier ci biir succession bi loolu yëpp jaaxal na ma daal. waaw léegi man tam li ma la bëgg a laaj foofu avant ñuy dem ci imam mooy yoon dafa am ci ay këyit yu mu sukkandiku ba def jugement bi ba def ndono gi séddale ko comme ni ko loi bi waxee léegi yoon këyit yooyu mu jot ñan ñoo leen ko yóbbul nan lañ def ba jot les héritiers parce que ñoom seen avocat la ñu am parce que ñoom ça veut dire que sa avocat bi ñu jël moom moo tënk ça veut dire que man sax joxe naa une permission signé naa si loolu la basé ça veut dire que les papiers d'hérédité bi ñu ko jox moom si loolu la basé wu seen avocat moom mënu nekk avocat des héritiers nekk sama avocat. kon léegi erreur bi est-ce que du sa famille boobu yóbbu foofu ay faux documents tribunal est-ce que du ñooñu la ñu war a njëkk a attaqué balaa ñuy attaqué justice ils sont ñoom rek duñu defuñu faute man je trouve que l'avocat ne c'est pas la peine. avocat bi en fait moom mooy jugé du atte juge bi mooy jugé juge bi maa la wax nii signature am nan la ñuy def fële ba am papier bi soo ko jàngee xool papier bi sa signature bi nga xam ne dañ ko imité te moom nee na que moom signé wu xam nga loolu tamit loolu faux la loolu faux la léegi nag c'est ça le problème moom nee na signature am nekkul imité yaa saa aussi imité signature am loolu rek déjà faux la li benn cas pratique la boo xam ne rek dañ ci bëgg basé wu en fait pour maanaam waxtaane succession lu jëm ci wàllum ndono moo tax ñu indi imam pour mu indil ñu ci ay leeral d'abord wax ñu lan mooy héritage lan mooy succession lan mooy wàllum ndono ak tamit naka la ko charia séddalee parce que waxtaan bi dafa yaatu am na lu ko charia tënkee am na lu ko loi bi tënkee léegi nag tey première partie bi moom wàllum charia lañ koy jëlee ak li nga xamante ne moom mooy départ cas de figure bii nga xamante ni taxaw na suñ kanam beneen yoon nag ñu soog a xool côté loi beeg yéen ñoom naka lañ ko tënkee mais tey moom côté charia bi mooy li nga xam ne moom mooy kii Oustaz Alioune Mbaye asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di massawu soxna si li ko dal ndax lu metti la ndax lala sunu borom jox ne mooy sa cër sa borom kër su fi jugee
ñu xañ la ko loolu lu metti la waaye sunu boroom li ko dal nii mës na dal jigéen bu am ñaari doom ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom këram mu ngi tuddoon Saad ibnu Rabia Saad ibnu Rabia bi mu faatoo ci gazwatu Uhud frère Saad ibnu Rabia ñëw jël alalu frère am bi yëpp donn ko te doomam ñaari doomu jigéen amuñu dara waaye ndaw soosu dafa dem si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah sama borom kër kat yaak moom yéen a àndoon si gazwatu Uhud fa la des waaye alalam frère am jël na ko jël na lépp bàyyilul sama ñaari doomi jigéen ñi dara si loolu la sunu borom wàccee aaya ne yuusikumullahu fi awlaadikum li zakari misla hazzil unsayayni kon loolu moo tax sunu borom farataal miiraas sunu borom ne ko woolu maanaam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woolu rakku Saad ibnu Rabia ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko ñaar ñii de seen borom kër seen papa daa faat kon seen yaay war na am 1/8 ci alal bi muy sumul ndax am na ay doom waaye ñaari doomu mi jigéen ñi war nañu am sulusaani mooy alal bi suñ ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yi dañ leen koy jox maanaam ñaari xaaj yi mu ñoom dañuy jox ñaar ñu jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imposé waa ji da ko lii moom foofu mu am waa ji def loolu kon lu mel nii du lu fi bees waaye daana fi am waaye kilifa mooy war a taxaw jàpp ci loxo kooku di lekk ay alalu jirim wañ ko delloo ko ci yoon kon réew mi mu nekk am nañu borom koo xam ne mooy yilif réew mi mais yoon tamit am na fi yoon moo war a jàpp loxo waa ji mooy frère ci génn àdduna ne ko ñi nga xam ne seen ndono jotu ñu ko fexe leen ñu jot ndono nag muy miiras mooy xam-xam boo xam ne day jàngale ku nekk la mu war a am ci cër am na yoo xam ne dañoo war a am cër bu ñu xam muy robo muy ñeenteelu xaaj ci alal am na ñoo xam ne genn wàllu alal la ñu am na ñoo xam ne juróom-ñetteelu xaaju alal la ñu am mooy alal bi suñ ko diviser en 8 parties am na ñoo xam ne sumun la ñuy am kon sunu borom si boppam moo tracé grande ligne yi xam le yonent yàlla Muhammad nii la ñuy séddalee ndono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si noonu la ko toppee ba mu nekk lu complet nit ki nag su faatoo du ñu xëy rek ne ko ne tey lañ koy miiras am na loo xam ne moo jiitu miiras bi li jiitu miiras bi mooy liñ ko doon waajalee maanaam nit ki su génnee àdduna su nekkee fii Sénégal ñun amuñu problème boobu mooy nit ki su faatoo ndox mi ñu koy sangee oto bi koy yóbbu pour ñu denc ko mooy oto bi koy yóbbu moom kese su nekkee bàmmeel bi dañuy jënd place bi yooyu si alalam lañ koy génne ñun amuñu problème boobu ndax da ngay gis koo xam ne xamoo ko sax mu génn àdduna nga gàddu léppam ñaareel bi mooy ginnaaw loolu su amee ay bor ñu génne ay borom ñaari xeeti bor moo am bor bu nit ki amee sunu borom mooy nga dund azaka jot génne woo azaka ba at bi weesu nga génn àdduna azaka boobu mu ngi sa ndodd wala bor boo amee nit ñaar yooyu su taxawee nag bor boo amee nit moom la ñu jox priorité bor boo amee sunu borom subhanahu wa taala kon nit ki su nekkee dafa amee nit bor laata ñu ko miraas dañuy génnee borom fay ko su nekkee daa génnewul woon azaka wala mu boomoon nit te tayu ko ñu génnee diya bi ci alalam ginnaaw loolu su nekkee dafa dénkaane woon ne su ma génne àdduna joxe leen ma diw ci sama alal nangam ñu génnee loolu la ñuy wax ci sharia wasiya nit ki am na sañ-sañu laata moo génne àdduna mu santaane ñu génnee ci alalam jox ci koo xam ne du donn waaye kuy donn amoo sañ-sañu ne jox leen ko nangam kon sa doom sa jabar sa rak su nekkee amul ñu ko yiir bu boobaa
amoo sañ-sañu ne jox leen sama doom bi tànk ndax la wasiyata li waarisi léegi nag suñu génnee yooyu suñu noppee si li ñuy miiraas am na yoo xam ne nag su taxawee su dalee nit ki waajooj du doon juróom-ñaari mbir la yooyu la ñuy wax mawaaniul irs ulamaaw faraid di ko tënkee is la ka rizq juróom-ñaari yooyu su dalee si nit ki du doon waa ji daa faatu fekk soxnaam mu ngi ëmb su soxna si wasinee xale bi indiwul bakkan xale boobu du doon maanaam ki nga xam daa judd ginnaaw dese papaam su indaalewul bakkan du doon su indaalee bakkan nag dina doon moom la ñuy wax adamul istihlaal ñaareel bi ñaari frère yu faatandoo kenn xamul kan moo njëkk a faatu par exemple ñaar ñu labandoo wala ñaar ñoo xam ne dañoo faatu accident kenn xamul kan moo njëkk a faatu kon kenn du doon moromam mais su nekkee ki da am accident kenn ki faatu sur le coup kenn ki ñu évacuer ko yóbbu hôpital daanaka 1 heure de temps la fa nekk wala 30 minutes mu mujjee faatu kooku dana donn moom su donnee après ñi ko war a donn li mu war a am kon gis nañu Aïcha lakka mooy laam bi mooy soxna si su nekkee dafa ëmb borom këram ne ko ëmb bii nga ëmb juruma ko ndaw si nekk yaa ko jur ñu coow ku nekk waat bu boobaa sëy bi day tas waaye ëmb boobu du donn baayam ndax baayam reconnaître dina donn yaayam ñaar ñoo xam ne bokkuñu diine par exemple Moussa yaayam chrétien la wala juif la wala athée la suñu bokkul diine kenn du donn moroomam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ñaar ñu bokkul diine duñu donnante donte jëkkër ak jabar la suñu bokkul diine duñu donnante loolu mooy al kufr beneen bi si topp jaam du doon bi jaam di am waaye fi mu nekk ni jaam amatul fii Sénégal ak li ko wër beneen bi si topp mooy doomu njaaloo mooy koo xam ne juddul si buumu sëy ku juddul si buumu sëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku du doon lii ma wax soo demee si Muwatta di ko si fekk soo demee si sunanu Tirmizi di ko si fekk ay ahadis yu bari rot na si loolu beneen bi si topp ku rey nit du doon ka mu rey ñaari rey nag moo am ci sharia mooy koo xam ne daa rey nit ki si tey kooku moom du doon dara d'ailleurs sax dañ koy rey ki nga xam ne nag daa rey nit rey boo xam ne tayu ko da doon conduire oto mu dal si kawam wala mu doon sànni mu dal ko mu génn àdduna kooku dédommagement bi muy joxe du si doon waaye alal bi mu waaji bàyyi dana si doon kon yii mooy juróom-ñaar yi nga xam ne su dajee si nit ki du doon léegi nag mu des yi nga xam ne mooy sabab ndono maanaam nit ki lan mooy tax mu mën a doon nit ñetti mbir mooy tax nit mën a doon nit ñett yooyu mooy foofu nit ki ngay doon foo nga bokk ak moom askan soit si côté nga nekk waajuram bu góor wala nga nekk waajuram bu jigéen wala nga nekk maamam bu góor wala nga nekk maamam bu jigéen wala maamaatam kooku ñoom la ñuy wax al usul am ñoo xam ne ñoom la ñuy wax al furoo mooy ñi nga xam ne yaa leen jur sa doom bu góor sa doom bu jigéen sa sët bu jóge sa doom bu góor sa sëtaat ñooñu dinañ la doon te it di nga leen doon ak alxawaas yi mooy say mbokk sa frère boo bokkal ndey ak baay wala sa frère boo bokkal baay wala sa frère boo bokkal yaay wala sa sœur ñooñu dig leen doon dinañ la doon say baay tax mooy sa rakku pap wala sa magu pap sa waajur su fa nekkul te amoo doom ñooñu dinañu doon ñooy ñi nga xam ne dinañu doon si wàllu askan am na ñoo xam ne nag dañuy doon si alwalaa u mooy nit ki goreel jaam bi jaam doon am jaam boobu su génnee àdduna ki ko goreel dina ko doon beneen bi ci topp mooy ñetteelu point bi sëy nit ki su takkee di donte bokkuñu askan ku nekk dina doon moromam moo xam dañoo takk sëy bi ndaw si sëyeegul faatu am danañu doon nañ dañoo takk sëy bi ci samedi bi
dimanche lundi ñu ne mercredi bii di ñëw la ndaw si di sëy faatu am ndaw si dina doon ku góor ki su nekkee ku jigéen ki moo faatu it waaye dina ko doon ndax al mawtu te duxul nit ki su nekkee faatu dafa mel ni sëy bi am na ba noppi kon ku nekk dina doon moroomam kon yii mooy yi nga xam ne mooy waral ndono yee mooy yi nga xam ne dina tere ndono incha allah su laajee ñu continuer incha allah ñu dellu si maam day doon waaw maam dina doon maam bu góor dina doon maam bu jigéen dina doon waaye su fa bàyyi nekkee maam du doon waaw ndax qaayida bi taxaw mooy kullu man yadli bi shaxsin laa yaris maa wujudihi nit ki su nekkee daa jóge si nit kooku su fa nekkee moom du doon kon bàyyi su nekkee moo gën a bàyyi su fa nekkee maam du doon ndax bàyyi moo gën a jege ci dee léegi ci sa kaddu yaa ngi wax ni doom bu juddee ci jàllo du donn yaakaar naa loolu nga wax waaw léegi bu fekkente ni papa ji moom dafa sàkk woon boole ko ci testament bi nag même bu ko papa ji sàkkoo tamit charia du ko kii foofu benn possibilité la bàyyi mën a am waa ji topp na jeunesse am ba jur doom joo xam ne juru ko si yoon mën na balaa moo faatu mu ne nangam si sama alal may naa ko diw loolu la ñuy wax al wasiya waaye su nekkee deful loolu ba bu faatu du doon mais mën na jamono ji muy dund mu ne su ma faatoo jël leen nangam ci sama alal jox ko sama doom diw ndax waruma doon ndax duddul si yoon ok beneen laaj bi may laaj balaa may tijji kàddu yi mu dem fële mooy koo xamante ni maanaam dañ la adopté pa bi juru la wala mère bi ki nga xam moom la ñu doon juru la dañ la adopté rek yow ci kër gi ndax kooku noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy doon mën nañ am wàllu guñ ko cërale wala bokk way juróom bi doon dund ki nga xam ne moo ko adopté woon doon dund ndax mën na sàkku ne kat kii bien que juruma ko du sama doom dama ko yar wala dama ko dénk wala dañ ma ko may am na benn cër boo xam ne nañ ko ci jox ndax loolu mën na nekk waaw c'est que am na aaya bu nit ki di référé wu ne wa ida xadara al qismata ulil qurba wal yataama wal masakin farzuquhum minhu mbokk su nekkee dafa teew te bokk ci mbokk yi war a doon na ngeen ko may si alal bi laata ngeen di miiras mais ulama borom xam-xam yu bëri nee nañu aaya boobu daa mansuux aaya boobu daa am aaya bu ko teggi mooy wa ulul arhami baaduhum awlaa bi baad fi kitaabillah comme que aaya boobu moo ko teggi waa ji benn possibilité la rek la am mooy laata moo faatu mu ne su ma faatoo jox leen nangam sama alal jox leen diw mii nga xam ne dama ko adopté woon ndax adopté lu am la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa na ko Zayd ibn Haarisa mën na ne su ma faatoo sama doom sama xale sàngam joxal leen ma ko nàngam mais loolu du weesu alal bi soo ko séddalee ñetti xaaj du ëpp ñetteelu xaaj d'accord waaw comme laaj rek laa amoon bu may laaj damay référé wu ci kaw madame Kassé tey jii bu fekkee ne tey si ni ñu jàppee ne noonu la ñu defee li nga xamante ne moom moo di miraas bi ci wàllu ku yoon dañoo bedd ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yeeyoo tey ci charia lan la wax ci ñu miraas jël alalu njirim beddi leen ci miraas googu waaw suñu borom dafa tëkku ñi nga xam ne dañoo lekk alalu njirim yàlla dafa ne wal yaxsha alladina law taraku min xalfihim zuriyatan diaafan xaafu alayhim fal yaxaafu llah wal yaqulu qawlan sadidan nit ki nga xam ne daa des ci ginnaaw nit ki faatu na ragal su génnee àdduna bàyyi ay doom yu ndaw ni mu def ay doomu jàmbur ñu def noonu ay doomam tey nee naa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na koo xam ne daa bàyyi ñaari doomu jigéen ak soxna ñamu bàyyi ginnaawam ñu nekk ay frère am jël alal bi yëpp nar koo lekk mais yonent moo téye seen loxo ne leen dafi añ kon jaaduwul mukk nit ki génn àdduna bàyyi ay doomam ñu lekk alal bi bàyyi ay doomam ñoo ko war a doon même frère am yooyu yu bàyyi amuñu dërëm ci alal bi ndax nit ki su xesee am doom bu góor frère am bu mu am du doon sœur bu mu am du doon fi mu nekk moom comme que am na ay doom yu góor ak ay doom yu jigéen soxnaam rek moo mën a mooy doon ak doomam yu góor yi ak doomam yu jigéen su nekkoon am na yaay boobaa yaay mën a doon su nekkee am na papa mën a doon boobaa 1/6 la ñuy am waaye keneen ku dul ñoom du am dërëm ci alal. te madame Kassé am ngeen ay doom yu góor. oui j'ai 4 garçons. 4 garçons et 2 filles. 2 filles et c'est moi qui a plus de garçons en plus. mu mel ni oustaz moom non seulement moom sumuñ bi mu waroon a am. bi ñu ko waroon a jox. ci wàllu ndonoom joxuñu ko en plus de ça góor yi nga doon wax léegi tamit ci wàllu ndono gi ñoom tamit ñoo waroon ëppale sax seen yaay voilà donc ñoom ñëpp tamit loolu yëpp tegg nañ ko waaw loolu xam nga loolu mooy li garaaw ndax
réew moom suñ si nekkee su mbir amee ña yore yoon ñoo war a intervenir maanaam am na foo xam ne état wala ña yore yoon waruñoo xaar ndaw si di leen interpeller ne leen wax leen ci mbir su ko waxee ni ci plateau bi ña ko dégg te yore biir yoon ñoom ñoo war a taxaw. soo liree dossier bi di nga xam ne vraiment que borom xel yi la ñuy waxal biñ may attaqué dañ maa attaqué parce que j'étais dans le moment faiblesse waaye dofuñu jine jàppuñu ma taxaw etc. kon man saa yi ma ñëwee man j'ai des enfants mineurs en France xam nga la règlement de la France. Ces enfants mineurs là man naka naa leen mën a bàyyee foofu ñëw di toppatoo affaire u kër aw ma ku leen téye bi ma ñëwee 2010 laa découvert tous ces secrets là ma ñëw avocat bi ma jël pour mu défendre ma kooku mu ngi may dégg su ma ko bëggee yàq tey ma yàq ko seconde waaye du ma ko def lu mu def gis xaaral kaay ma wax la leen nag du ñëpp a bon waaye dañu am code bi ku ko dund rek moo ko mën a xam ku ko dundul du ko xam kii dégg mooy xam ku dul dégg du xam parce que si c'est à la longue ñun sax tey mun naa défendre sama bopp tey tribunal soxlawu ma avocat parce que code bi da nga koy xam parce que boo jëlee dossier bi léegi nga jox ko benn avocat tout de suite immédiatement si di ma jàng sama jàng laa lay wax ak sama expérience personnelle bu xamee ne c'est son ami il se connaît il fait tout pour te décourager dossier bi na nga ko bàyyi parce que am na benn code boo xam ne ça fait 3 ans code la maa la ko wax ñu may dégg te lii dinaa ko di xoolal code la maa la ko code la parce que ki ma mujjee dem bi mu xoolee dossier bi xam ne turu waa ji rek xam nga 3 ans ngi nii waxoo si kon léegi c'est pas l'appel jëlal li nga am rek bi mu waxee loolu dama ko xool te ngeen baal ma dama ko ne yow ca pàcco li nga génn dem sama yoon parce que il m'intéresse pas ma ne ko en tant que mère une femme man li ma bëgg rek mooy nañu àtte dëgg su fekkee am naa ak samay doom nañ leen jox suñu amul ñun soxlawuñu waaye c'est pas ça mënuma ko bàyyi c'est pas possible c'est pas logique mi ngi nii j'ai des preuves 2010 bi may ñëw sama passeport ba pare ñu dem si def benn faux jugement boo xam ne ça veut dire que j'étais là maa ngi woon fii si tribunal man naka laa mën a nekk en France 2009 nekk fii juge bi si boppam ki ko def ni y a 2 juges qui ont fait les papiers ils sont là tu peux les lire y a rien qui est inventé j'ai mon passeport quand je me mets au Macky Sall qui n'a qu'à régler ce problème là il y a centaines de femmes qui ont ces problèmes là jour bi problème yi ma am jour boobu laa créé une association pour les femmes en difficulté je l'ai fait toute seule mon association je te dis j'ai aidé les femmes en difficulté aujourd'hui parce que li ñuy dund taux bi may am aujourd'hui j'ai fait des taux 0 dama leen di lebal xaalis 0 avec nos propres moyens les moyens qu'on a je fais des ventes en France damay jaay ceeb di jaay ay parcelles xaalis boobu ak samay doom ñun moom la ñuy rek def ko ci caisse bi ñëw di leple je suis fière de cela waaye dama bëgg li ñu leeral ma ko ba mu leer avocat bi nag mu may dégg waxoon naa ko ne ko seen code boobu day marché ak ñeneen ñi pas avec moi code la am na problème mais soo bëggee ma ko nekk ko fi buñ tudd turam nekk ko fi pour se défendre code la ñu yore défendre après ñu woo ko après ñu woo ko je m'oppose à ce que ñu tudd turam waaw d'accord après ñu woo ko Cheikh Tidiane ok loolu moom bu ñu ko mais mën a Pape def le en toute problème responsabilité je décide de censurer ça waaw d'accord waaw d'accord bon d'accord on le concerne on va pas le nommer concédé nañ ko yow concédé nañ nag ko avocat bi naka ngay mën a defee jugement boo xam ne ñu jox la papier d'identité ne ñoo signé bu fekkee maa signé na nekk man maa signé est-ce que joxe naa sama carte d'identité il fallait légaliser kon tey banque moo gën a am sécurité que une succession parce que banque madame Kassé dafa am lu ma lay laaj def nañu miraas bi si wàllu l'islam balaa ngaa wax l'islam ñoom ils sont tous les héritiers ils sont en France non attends am na loo xam ne da kii attends madame Kassé signature boobu ñu def noonu waaw est-ce que yow méngoo naag sa signature soo bëggee ma signé ko jox la mi ngi nii moo tax may ne kon la bokkuñu boo bëggee ma tegal la déjà foofu am na problème gis naa dossier bi gis naa signature comparé naa ko mais signature bi ñu def ci këyit bi bokkul ak bosam kooku moom c'est la même personne wan naa ko benn magistrat nee na ma ça c'est grave c'est la même personne qui a signé
pour tout le monde parce que moi je vis de certains héritiers qui sont là-bas. Okay. Les 2 personnes m'ont dit que tanti nous on sait rien sur ce dossier-là. Léegi avocat là qui a fait ce dossier-là avec ces faux juges là qu'ils ont fait ça lu tax defuñu bi ñu jaayee samay bagages ban droit la ñu am jël samay bagages yëpp jaay ko te defuñu ko fi ban droit la ñuy am jaay 4x4 bi dugaluñu ko fi wax naa ko avocat bi mu ne ma je suis pas au courant ma ne ko kon yow tu n'es pas compétent ma pare si loolu à force te papier yi su ma la waxee ni ma ko amee doo ko gëm parce que bi sama jëkkër gaañoo suulaguñ ko ñoom ñi ngi yéeg si kaw di wàcc di def ay héritage sama benn xarit yaay moo fa nekkoon en tant que juriste moo ne sama yaay mi naa mu ne ko li may gis ni si kaw dajaleel papier yi nga dem denc ko sa kër moo ma jox tey papier bu ma munti am kon bi ma gisee papier banque ma dem si banque ba avocat bi si boppam essayé na dugg si biir banque bi pour récupérer l'argent bi nga xam ne kii ñi mu jël ñoo ko war a fay ñu ngi may dégg tool bi tey sama jànq bi nga xam ne jëkkëram maa ko jël ne sama jëkkër na ko liggéey kooku tey moo nekk si tool bi tey nee na moom sëriñ la moom tamit daa ëllëg mais bëggoon naa xam aussi bëggoon naa xam parce que mu mel ni problème bi ñaari problème moo am ñaari problème laa ci gis bu njëkk bi mooy waaw basé wu nañ ci fausse signature ba def jugement donc jugement bi baaxul valable parce que moom dañoo toppandoo signature te loolu délit la ñi ko def moom jugement bi moom IGAS muy inspection générale de l'administration léegi corps de contrôle bi nekk ci justice am na liggéey ci cas bi ñu lijjanti ñi def faux jugement bi muy benn ñaareel bi tamit mooy bëgg naa xam ban problème nga am ak famille bi ba ñu décider nii comme ça bedd la ci génn la ci succession bi. En tout cas, qu'est-ce qui me concerne, j'étais la 6e femme du monsieur, j'étais la dernière. Il n'y a pas d'autre femme, j'étais la seule. Oui. Ils peuvent pas m'aimer. ñoom xamoon nañ sa diggante ak waa ji que say doxoon na fa ak yooyu. soxnaam la kay. non mais pas li ma bëgg a comprendre mooy lan moo tax ñu écarté ko nii comme ça rek ci succession. voilà waaw waaye y a ça aussi. waaye pas waaw Pape loolu xam nga lu may laaj man yow Pape yow mii yow de laay laaj yow mii affaire yu yoon yow laa ciy laaj yow Pape léegi kii naka la mën a def ba ñu kii à jugement bi ba ñu reprendre waaw naka la mën a def balaa ngeen egg foofu waaw dossier bii ma leen di wax nii waaw boo gisee tey ma egg tey si média pour mu leer ak monsieur Macky Sall président Macky Sall ñaata avocat laa jël saa yu ma demee ay code la ñu yore code la ñu yore suñu xamee xam nga man si la laa comprendre suñu xamee seen xarit la rek dañuy détourner ne la waaw dañ lay dékku ki am na kenn koo xam ne bi ma ko jëlee non xaaral imam ki ma si mujjee jël li ma wax non dossier bi yow waroon ngaa def depuis kii 3 mois dugg na fii fële na fii bi mu waxee dafa dugg fii génn fii ça m'intéresse pas daf ma intéressé c'est pas là-bas du foofu lañ code ñu am code dama ko bëggoon laaj ndax moom bi mu dellu see ndax si bees bi def na waa kay waxu avocat bee ñëwati loolu la ma wax man naka laa mën a xamee man damaa tal loolu man maa ngi tal samay doom di tal sama grossesse man dama tal ay affaire héritage ak yooyu loolu la ma avocat bi wax mu ne ma léegi bi nga ñëwee waroon ngaa def déposition ne yow bëggoo jugement bi man naka laa mën a xam yooyu yéen tam seen diggante ak yàlla yore xale yoo xam ne ñu ngi jooy seen papa guddi ak bëccëg maa ngi yore benn bébé man dinaa xalaat affaire héritage dem nag loolu man du sax dugg sama xel man ñaar madame Kassé Pape mi ngi koy laaj léegi lan moo indi ñu def miraas bi sans tenir compte ci yow nga xamante ne yaa nekkoon seen soxna yu baay ñoom nekk seen yaay sëyatu fa woon bokk. C'est normal parce que j'étais la dernière femme de leur père j'étais la plus jeune c'est normal ñoom dañuy ñëw c'est des héritiers ils sont plus grands que moi ñoom ñoo ñëw ñoom xamul na diggante sëy bi sax am na ñu ma mag c'est normal man li may laaj mooy li préoccupation aw mooy sama préoccupation en fait le fait ñu décider écarter ko purement et simplement ci miraas bi moom ak ay 6 doomam ban problème la am ak famille bi est-ce que ñoom xamoon nañ union bi nga xamante ne amoon na digganteem ak ñi nga xam ki nga xam ni moom moo fa xam nañ ko raison boobu man loolu laa bëgg mu leer sa bopp yow li ngay expliquer nii dafa mel ni yow doo suivre les trucs là ñoom damay laajte rek moom laa lay wax ni ñoom man mënu ma de question boobu man seen jabar papa la xam nañ ko j'ai des livres de famille man j'ai des preuves tout est écrit y a rien qui est inventé y a rien qui est inventé j'ai mon livre de famille qui est là gisuma dara loo xam ne dañ ko inventé waaw ñu ngi jégu la man su ma déggee soxna si ni muy waxee li ma ci comprendre mooy déjà sànq yaaraan est-ce que ñoom xam nañ ko non xam nañ ko parce que
indi nañ ay kayit yu nga xam ni signé na ko pour wane ni moom d'accord na jugement bi kon xam nañ ko mais li soxna si bu wax pour man mooy moment bi nga xam ni jëkkëram wàññeeku na moom mu nekk ci ak ëmbam ak ay doomam amul possibilité ñëw Sénégal ndax fee mineur bi ñu fa ne da nga leen di topp yow parent bi donc moom yëgul lu xew bi muy yëg li xew ci li ma jàpp fekk ni ñoom séddoo nañ def nañ seen mbir ba mbir lu weesu moom en dernier lieu en dernier ressort lu ko yëg maanaam bu doon lu mu xamoon la pour man ci début bi bu ñu defee jugement bi da koy attaqué ci saasi mais moom xamul woon yëgul bi muy yëg fekk na lu ko était déjà parti maanaam dañ def dara ci gannaawam ci lu mu yëgul ci moment boo xam ni moom xamul sax li xew pour man loolu laa jàpp. tout était calculé. voilà man nag li ma ci wax rek mooy adduna pour man bon moom tooñ nañ ko ndax nag ay moom soo ni ma comprendre ci moom ni muy doxee nii maanaam àqu ay doomam la bëgg ñu jox ko maanaam àq bi du xaalis bi mais li ay doomam am wax dëgg yàlla dafa metti ñu xañ leen ko seen baay. loolu nangu naa même li ma ci tëjee rek mooy bu dee ki doon dund moom la li mu fi bàyyi woon yëpp doyut woon ba muy utiwaat leneen ñi koy séddoo moom bu leen doyee dana ma jaaxal kon na lépp rafet waxuma ci cas bi mais ci lépp rek ci am na bu fi nit wàññeekoo rek nañ xam ne ki ko fi bàyyi vraiment moomoon ko doyu ko woon vraiment ba mu doon uti leneen waaw kon ñi koy séddoo du leen doy kon nañ bàyyi xel ci loolu bu ko fi bàyyee noonu la ko fi ñëpp di bàyyi kon nañ bàyyi xel ci Imam loolu Mali il a laissé des maisons des terrains à Mali bi ñu essayé def seen i njuuj njaay au Mali avocat bi ki ñu dénk terrain yi dafa ne bu ñu fi génnulee mu dóor leen ba ñu bëgg a dee. ah Mali. oui. très bien. avocat baa ngi foofu dajane la lépp teg ko foofu tënk ko teg ko mu ne kenn du fi laal dans tant que seen tante ñëwul foofu ils n'ont pas pu les payer njuuj njaay comme fii nag ay cappaacur yi ñoo fi nekk ñoom ñoo réussi faire waaye duma leen si bàyyi man toog naa ay néeg mënuma génne néeg. mais ñoom fii ñàkkuñu la sédd nañ la waaye séddin bi moo jaarul yoon. ils ont pris les plus importants. c'est-à-dire lañ ko fi jotoon a sédd sax. sàcc nañ ko. waaw mais Pape Ndiaye waaw Pape Ndiaye yow Pape Ndiaye doo ma tontu man xanaa. waaw léegi man foofu pour. yow da nga may tontu nag parce que xam nga lan la affaire bi réglé nañ ko kii nañ ko ba pare. affaire bi am na ba pare dama ne yow mii yow yaa ma gën a xam yoon yow yaa ñu dama ne léegi lan ndax kii mën na fexe ba nga xam ne affaire bi ñu remettre ko en cause indiwaat jugement bi est-ce que loolu mën na nekk. li mën a nekk ñaari mbir la. waaw bi si jiitu mooy dafa am lu ñu tuddee délai de recours maanaam tribunal bu dogalee génnee àtte dafa am délai bu ñu la may pour que nga def recours moo xam appel la wala opposition wala leneen lu mel pour que ñu àttewaat mbir mi ci sa teewaay. délai boobu nag moom dafa forclos parce que délai de recours yi maximum bi bu bëree bu maximum bi 2 mois la loolu muy benn. ñaareelu mbir bi mooy. li mën a nekk mooy. biir yoon justice dafa am lu ñu tuddee IGAJ mooy inspection générale de l' administration de la justice parce que corps boo dem am na fa benn corps de contrôle boo xam ni bu amee ab jalgati ñoom ñoo koy saytu xool naka la ñuy annuler loolu pour que ki nga xam ne moom moo perte ay droit am ñu tegaat ko ci yoon moo tax cas bii ni ñu ci interpellé IGAJ muy corps de contrôle bi nga xam ni moom mooy saytu lépp loo xamante ne ay dogal la yu tribunal yu jël pour ñu def ci saytu parce que IGAJ boobu noonu moo fi defoon nu mu tuddati enquête ci dossier Nicolay ba mu dossier bi nekkee Thiès ñu ci am lu ñu ciy mu laamee moo defoon également enquête ci l' affaire Cheikh Béthio Thioune ba dossier bi nekkee ci loxoy Thiès ñu am ñetti cantaakoon yoo xam ne dañ ko ci libéré woon boobu muy ñaareel bi ñetteeru mbir bi mooy Cour suprême le premier président de la Cour suprême moom mooy l' inspecteur général des cours et tribunaux maanaam mboolem tribunal yi nekk ci Sénégal yëpp moom moo leen coiffé bépp jalgati boo xamante ne am na fa moom mooy ki nga xam ne moom moo taxaw war a saytu loolu kooku mooy premier président Cour suprême keneen ki mooy procureur général Cour suprême moom mooy l' inspecteur général des parquets donc ñoom tamit ñoom ñooy ñi nga xamante ne bu fekkente ne am na fi ëttub attekaay boo xamante ne joxe na ab dogal ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw war koo saytu donc moom délai de recours am mënatul def recours parce que passé nañ délai bi mais li mën a nekk mooy banqaas yi fi nguur gi teg pour que ñuy saytu bépp jalgati boo xam ne am na ci yoon pour que ñu annulé ko xool kii naka lañ koy delloowee ci ay droit am ñooñu ñu vraiment ñu ngi leen di interpeller ci cas bi ñooñu ñu ngi koy dégg waa ministère de la justice ñu ngi koy dégg ñi nga xamante ne moom mooy le ministre délégué bi ñu dénk wàllum droit de l'homme ñu ngi koy dégg yaakaar naa référence dégg na ko moom joxe na turam joxe na référence dossier bi juge bi def jugement bi mi ngi ci këyit gi également moom yor na toutes les informations ñaari juge yi jor na lépp ki nga xam ne moom mooy borom këram bi mu làkkoon également joxe na turam joxe na référence yëpp donc toutes les conditions sont réunies pour que vraiment ñu saytuwaat affaire bi moom ñu mën koo rétablir dans ces kon nag madame Kassé kii bi maanaam am nga possibilité chance am na dégg nga man defe naa ne comme ni ko Pape Ndiaye waxee léegi yow mun nga saisir ñooñu nga xam ne après affaire bi leer comme ça ñu leen ñu xam signature boobu nu mu demee man defe naa ne daal noonu la
loolu daal mu ngi noonu ma daal noonu la mais damay génn tuuti ci kii bi dama jot benn message léegi ne ñu ngi ñuy seetaan muy laajte ku am lu ëpp ñeenti jabar ndax ñi ci topp dañ nañu doon. waaw xam si charia moom ku am lu ëpp ñeenti soxna yi rek ñooy doon ñi si des ñëpp du ñu doon. bu dee ci loi bi waaw soxna yi du ñu doon lu ëpp à partir de 5e bi lu ëpp ñeent yi soxna yi du ñu doon mais doom yi ci juddu dañuy doon bu dee ci loi bi noonu la ko tënkee. bu dee l'islam doom yi sax duñu doon. doom duñu doon bu dee ci loi bi nag doom yee doon mais à partir de 5e jabar bi jëm ko duñu doon. parce que ci l'islam doom yi dañ leen reconnaître wala. non ndax juddu wuñ si yoon. waaw ñeenti jabar non c'est vrai ñeenti jabar lañ la wax l'islam da la ne ñeenti jabar ay soxna taara déedéet taara am na taara tamit ñeenti jabar la l'islam wax non taara su ko l'islam waxee mooy bi jaam di am nga am ñeenti soxna ba pare jël si say jaam dolli ci loolu la ñuy wax taara te léegi jaam te loolu loolu amatul en tout cas daal maa ngi défendre tous les femmes qui sont dans les mêmes problèmes. nga baal ma foofu il est temps waaw. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daa toog nit ñëw tuub indaale lu ëpp ñeenti soxna mu ne ko deseel ñeenti ñi si des bàyyi leen loolu mooy référence u nit si l'islam waxuma nag ci leneen mënul weesu ñeenti soxna. waaw noonu ñeenti rek la ñu reconnaître ak waaye oustaz am na fenn fu ma bëggoon ñëw léegi xam nga ci diine bi dañ naan dañuy roy ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te aussi li ñuy xamle mooy amoon na ba ci dañ naan amoon na ba juróom-ñeent ak yooyu léegi nag bu fekkee comme cas yu mel ni taxaw na nag daf may xaw a jaaxal tamit waaw c'est que dafa am yoo xam ne moom la ñuy wax xusuusiyaatu nabi dafa am loo xam ne araam na si ñun dagan na si yonent bi am loo xam ne daa araam si yonent bi dagan si ñun ñun dafa araam si ñun ñu takk lu ëpp ñeent waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dagan na si moom mu takk lu ëpp ñeent waaye am na si moom mooy nelaw ba bët set sans autant nga jug naa fi la guddi daganul si moom araam na mu sóonu di lekk te ñun mën nañu sóonu di lekk ak jëf yu bari araam na si moom te dagan si ñun am yoo xam daa araam si ñun te dagan si moom d'accord kon suñu borom moo ko may mu takk lu ëpp ñeent ñun duñu weesu ñeent te yàlla moo ne lu leen yonent bi sant nekk leen ci lu mu leen tere loo xalaat tamit ci réew mi dem rek ñu ngi naan ñoom foofu polygamie léegi moom dañ ko faa tere wala koy takk sa aaw moo lay jox waaw ëppate la loolu nag ñoom moom dund waaw xam nga maanaam takk ñaari soxna takk ñetti soxna takk ñeent soxna du obligation lu lay neex la su la neexee nga yem ci benn ba faatu su la neexee nga yem ci ñaar ba faatu su la neexee nga takk ba ñeent maanaam takk ay jabar yu bari du farata nit ki nag am na sañ-sañu d'accord ak soxnaam ne ci benn bii la ñuy yem du ma teg keneen sa kaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy may imam Ali Fatima condition bi moo doon doo ko wuta wujj waaw lu tax loolu waaw doomu yonent bi la waaw parce que yéeféer li nga bëri màkk te nit mën na takk keneen muy ñoññox mu koy xor ñoññal di ko def lu ko naqari yaay Khadija ni mu nekk ak yonent bi yëpp yonent bi wutul deuxième femme bi mu faatoo moom yaay Khadija si la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam takk Sawdatu si la takk yaay Aïcha kon léegi man xam lu ma lay laaj foofu man am naa droit may nit jabar bi sax ne ko fii ngay yem waaw gis nga am naa droit bi waaw mën nga damay laaj mën nga bëgg ndaw sii mu ne la nangu naa sëy ak yow waaye du ma dëkk ak sa famille loolu am na waaw ndax almuslim loolu am na ci droit am na ci droit liggéey soo demee si xale yi di nga ci fekk nit ci mën nga bëgg nit mu ne la man nangu naa nga takk ma waaye du ma dëkk ak sa famille am na ci droit waaw su nekkee sa bopp woyof na ba nga nangu loolu yow mooy ñàkk ca maanaam su nekkee waa ji waaw woyof na bopp ba nangu condition boobu ndaw si ne ko du ma dëkk ak sa famille waaw kooku moom la waaw léegi góor ñi signé monogamie lu ci l'islam wax ndax góorub jullit war naa signé monogamie benn jabar am na si sañ-sañ góorub jullit waaw nee na choix la kay am na ci sañ-sañ ci l'islam takk ñaari mais ci lan la ñu wax bu ñu waxee waxuñu benn jabar ñaar lañ commencé waaw xam nga l'islam dane waaw
takkal ñaar wala nga takk ñeent wala nga takk ñeent su nekkee dem nga ba ragal ne soo takkee lu ëpp ñaar doo maanu yemal ci benn. xam naa ci point yooyu sax la ñuy allah taadilu wa waahida bëggoon joxe ko loi bi rek xam nga day jaadu bu ñu waxee li charia wax loi bi wax ni mu ko tënkee nii noonu la charia wax mais bu dee ci côté loi bi signé monogamie wala polygamie am na ay conséquences bu fekkente ni monogamie nga signé monogamie mooy nga décider ni benn jabar ngay signé li muy jur mooy boo ko xasee ba signé à vie la même bu femme bi faatoo boo takkaatee keneen ci kenn kooku ngay yem bu fekkente ne da nga divorcé également boo takkaatee kenn ci kenn kooku nga yem bu dee monogamie nga signé bu dee polygamie bi nag mën nga ko def polygamie boo xam ne boo ko mooy waroo weesu ñeenti jabar bu la neexee nga limité ko à 2 bu la neexee nga limité ko à 3 maintenant plus de 4 femmes nag comme niñ ko waxee rek jabar yooyu yëpp duñu doon mais doom yi si juddu effectivement dañuy doon parce que loi bi mariage yooyu légal day protéger 5e 6e mariage yooyu légal en tout cas duñu doon duñu doon de femmes yooyu yëpp duñu doon d'accord duñu doon leeral ma mooy légal Pape Ndiaye bul doo wax duñu doon de doom bi daal ñoo Pape Ndiaye bul doo wax dama ne sëy boobu légal na dama ni plus de 4 xam nga il faut xam naa li mooy wax de non ñi li nga laaj bi nga laaj dafa am ñaari mbir yu muy jur waaw légalité ci côté est-ce que dinañ doon waaw wala déet wala légalité ci côté est-ce que loi bi dina ko reconnaître waaw parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def yëpp waaw ñooñu du ñu wut certificat de mariage parce que polygamie bi dañ ko limité à 4 ñeneen ñi ci topp ñëpp conséquence kon légalul bu dee ci charia non ci loi bi laa lay wax waxuma la charia de waxuma charia de bu ma dugal de foofu la ñuy xam naa ni foofu la ñuy fas yéene rek tamit yëkkati jotaay gi Pape ñu jaajëfal sa gan yi ñu bàyyi madame Kassé rek mu tàggatoo ak madame Kassé wax nañ ko mu xool igage de toute façon en tout cas je suis très contente en tout cas seen télé bi macha allah ki ka moom nitu dëgg la woon moo ma gën a jox courage encore ma ñëw te xam naa li ma bëgg dinaa ko am fii parce que nitu l'islam la woon waaw maa ngi remercier sama càmmiñi monsieur Mbeng Serigne Tall ñi nga xam ne ñoo may jàppale nekk sama famille di rey seen bopp si man tous les jours maa ngi leen di ñaanal yàlla daal jërëjëf te yéen tamit maa leen remercier jërëjëf yal na yàlla ati dëgg rek laa soxla dëgg rek ay mujj mi ngoog Oustaz Alioune Mbaye ñu ngi gërëm ñëpp ñu toog ci plateau bi yëpp di ñaan sunu borom subhanahu wa taala lii ñu fi wax yàlla bu mu nekk luy neen yàlla nañu gis résultat yi surtout kaawu ndaw si yàlla na ko sunu borom leeral yàlla na sunu borom niit ko yàlla na ko sunu borom dellu àqam di gërëm ñëpp yi di gërëm samay mbokk yi ma àndal muy oustaz Pape yi ak sama rak Abdou Aziz Pouy di ñaan sunu borom subhanahu wa taala seen temps bi ñu def yàlla na leen ko sunu borom fay bindal leen ko ay tuyaam asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum asalaam sëñ Medoune Seye waaw soxna Ramatoulaye mbégte ak kontante ci jàkkaarloo bi ci waxtaan bi macha allah amoon na solo niveau bi yéegoon na fànn yu bëri waxtaan nañ ci muy lu am solo jàpp nañ ni jëriñ na askan bi ñu nit ci wàllu bu ñu nekkoon muy wàllu médecine traditionnelle itam jàpp nañ ne leeral liñ ci doon bon dina am ñoo xam di leen édifier tuuti di sant soxna Awa di leen sant di nuyu ñëpp jamono ji ñuy àddoo ko képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan ñu ngi lay nuyu di ñaan suñu borom defal ñu kooru jàmm jërëjëf. jërëjëf Awa. merci Rahma coach itam instant bi nag il faut nga ma koy jox ci roq bi balaa muy yéegati plateau waaw Pape Ndiaye aussi madame Kassé ñuy ñaan suñu borom jàppale ko ba lépp leer comme ni mu koy waxee di jaajëfal bu baax oustaz mi nga xamante ne plateau yi saa su nekk dañ ciy dolleeku xam-xam di jaajëfal borom tawfeex sëñ Medoune Seye ci collaboration bi déjà ak Walfadjri ci taxawaayam itam ci biir kër gi ak lu weesu biir kër gi itam ñu koy jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax équipe technique bi ak ñëpp rendez-vous vendredi prochain incha allah. incha allah Pape Ndiaye. di wax ni rek lii moom première partie la rek dañ ko tàmbali rek waxtaan bi mais dinañ ko yeggali parce que tey imam lañ fi dalal mu wax ñu lu ci charia wax waaye dinañ ci amaat yeneen jotaay yoo xam ni dinañ fi dalal ñi nga xam dañoo màcc ci wàllum yoon ñu wax ñu bu baax a baax li nga xam ne moom mooy position loo bi en tout cas di gërëmaat bu baax a baax vraiment suñu gan yëpp suñu ñetti gan yëpp parce que guddi na te xat na mais vraiment ñëw nañu partage ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi di imam sëñ Medoune Seye ak imam ñu ngi leen di ñaanal suñu borom vraiment yokk xam-xam bi suñu borom doon leen gudd fan suñu borom doon leen wér madame Kassé également vraiment ñu ngi koy ñaanal tam suñu borom saafara bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy alors fi may daanelee rek mooy di wax ni rek ki nga xamante ni moom moo jàpp ci sañse bi mooy Mami Couture nekk fële ca Pikine Rue 10 ku ko bëgg a jot mën nga ko woo ci 77 329 09 97 Mami Couture voilà kon ñu ñëw ci Cheikh Tidiane waaw non c'est que man waaw waxal Cheikh Tidiane waaw c'est que man li may wax
lenn kese la mooy que injustice bi am ci dëkk bi xam nga déjà injustice bi ak tamit li nga xam ne moom mooy li ñu doon waxtaanee violence faite aux femmes violence bi di am deret bi di tuuru ci dëkk bi bare na lool war nañ cee wax loolu war nañ cee jug saafara ko ak tam yu mel nii li nga xam ne dal na madame Kassé waaw aw jo maa ngi gis yaa ngi may kii waaye am na loo xam ne boo ko déggee sa yaram day daw bien sûr dégg nga nit dégg nga ñu néewal ko doole mu am ay doomam ñu jël alalam xam nga loolu moom dafa rafetul loolu moo tax man foofu laay waxee ku mu loolu nag moom mooy dëgg Sénégal nag il faut ñu wàññi injustice bi loolu la mi ngoog jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf Awa Diop Ndiaye Diagne naka noonu Pape Ndiaye ak suñu gan yi nga xamante ñoom lañ doon dalal yaakaar naa ni sujet yi ñu waxtaanee yëpp am solo muy insécurité bi violence faite aux femmes di également wala succession héritage et succession naka noonu également di rek la loi sur la réglementation de la médecine traditionnelle ndax yaakaar naa ni ñi nga xamante ñoo di gan yi ak liñ fi gindi doon na loo xamante day yokk askan wi rawatina ñi nga xamante ñoo di téléspectateur Walf TV saay su nekk ci loolu la ñuy dox li nga xamante ni nag njëriñ la leen di indil ni koy oustaz di waxee utile ak agréable la ñuy boole waaye du tee nag utile bi moom mooy ëpp tamit ci jotaay gu ni mel ñu jaajëfal leen bu baax naka noonu Khady Fall Tall tamit moom mi ngi woon ci waxtaan gi jaajëfal nag équipe technique bi yëpp ak ñi nga xamante ñoo di kilifa yi ñu doon seetaan di ñu bàyyi xel saa su nekk di ñu encouragé ci lu ni mel jaajëfal équipe technique bi nag Cheikh Tidiane Ndiaye Cheikh Tidiane Diop Mohamed Diop MD jaajëfal Pape Gora Gueye kii leen di Khady Mbaye naka noonu Amdi Sidibé Ousseynou Sall ak it Serigne Saliou Keita Oustaz Assane Diouf ci coordination bi dañuy joxante dig daje ëllëg incha allah ci beneen plateau ak Kader Diarra bu neexee suñu borom mi ngook ba ëllëg incha allah